salaamaaleykum wa rahmatullah xanaa dellu soir rek ci xew-xewi jamono surtout xew-xew bi nga xam ne dafa xew ci sunu dëkk bu sell bii di Touba muy mbirum soxna Fatma Diagne ñu am ci xalaat nag yoo xam ne dañ ko bëgg a partagé wu ak yéen ginnaaw bi ñu jaalee njabootam di ko ñaanal yàlla mu ate ko ci yërmandeem te itam njaboot gi mu fi bàyyi itam yàlla teg seen loxo teg loxoom ci ñoom ci barke Cheikhul Khadim waaye ma jàpp na nag lii nga xam ne nii dafa dal soxna Fatma Diagne nous sommes tous responsables et nous sommes tous coupables d'une manière ou l'autre kenn ku ne am na ci responsabilité nag mbir nag su xewee il faut d'abord dégager les responsabilités dëkk bu toll ne Touba ñu wax ne mi ngi ci département boo xam ne nii c'est le département le plus peuplé du Sénégal jàpp naa ne li ñu war a njëkk a wax mooy la santé est malade à Touba dëkk boo xam ne nag santé ba dafa malade ku jàpp ne santé ba mën na la indil tawféex man yaakaar naa loolu jafe-jafe donc ñun bala ñoo wax dara li ñu war a njëkk a def mooy santé bi nga xam ne dafa feebar ci dëkk bi ñu faj santé ba pare door a faj population bi. Je m'explique kenn ku ne xam na ne OMS l'organisation mondiale de la santé dafa am nu mu tëggee mbirum santé li ci jiitu mooy dëkk boo xam ne ñu ngi wax ne 1,5 million personnes lañ jàpp nañu lu mu gàtt Touba lu mu gàtt lu mu néew war na am 150 postes de santé waaye ndax jàpp ngeen ne Touba warat na ko mën a lijjanti ci benn district sanitaire ndax loolu war naa mën a nekk déedéet kon loolu jafe-jafe la. À qui la responsabilité? C'est une responsabilité étatique. Ndax Touba tey on nous parle de 50 postes de santé sur une population de 1,5 million personnes donc il y a au moins un gap de 150 postes de santé waaw dëkk boo xam ne dafa am gabu 150 postes de santé nan lañ fay mën a respecter pyramide sanitaire mooy nit ki dafa sibbiru nañ ko yóbbu ci poste de santé bi xool xam ne kii kat sibbiru la mu faj ko mu xool xam ne lii kat am na complication mu yóbbu ko ci centre de santé bi xool mën koo faj ko mënu koo faj mu yóbbu ko ci hôpital niveau 1 mu xool xam ne mënu koo faj ci sunu kaa ñun à Touba ñu yóbbu Matlaboul Fawzayni xool xam ne mënu koo faj mu yóbbu Cheikhul Khadim da ngay gis nit ko xam ne day feebar fii sibbiru ñu yóbbu ko Cheikhul Khadim donc on ne peut pas respecter la pyramide sanitaire parce que dëkk bi les composants il y a 396 villages quartiers te am na fi nit ñoo xam ne ni tey seen diggante ak poste de santé presque mën na 5 kilomètres 6 kilomètres 7 kilomètres soo ci boolee nag soo jógee fii tey jëm Cheikhul Khadim waxuma la sax di ko yeb ci oto boo xam ne privé la mais ambulance yi rek yoon wu ñu mën a jaar ba am dem Cheikhul Khadim amuñu ko ambulance yi yoon wuñ mën a jaar ba dem Ndaamaat amuñu ko ambulance bi yoon wu baax wuñ mën a jaar ba dem Matlaboul Fawzayni amuñu ko donc la santé est malade à Touba soxna Fatma Diagne mii dafa am bokk yu am taxawaay am bokk yu am fit macha allah am bokk yoo xam ne peut-être am nañ ay moyens moo tax seen sortie bi ñu def ko mais y a combien de soxna Fatma Diagne yoo xam ne ay jigéen lañ yoo xam ne faatu nañ ci conditions yi soxna Fatma Diagne faatu silencieusement mais c'est un problème nag su amee ba pare nag suñ koy discuter dañ koy discuter globalement bañ koo yemale ci soxna Fatma lii xew na soxna Fatma ñoo ngi koy ñaanal yërmande suñu borom ak njabootam taxawaay biñ ci war a def lépp def nañ ko lii ñu def itam defuñu ko pourquoi parce que dañoo bëgg soxna Diagne délicat dañoo bëgg lii bañ fi amaat donc ñoom seen wax ji ñuy wax c'est pas pour sauver soxna parce que soxna moom lii xew ci moom xew na ba pare mais dañoo bañ yeneen soxna Diagne amaat ci dëkk bi ndax ñaata soxna Diagne ñoo fi am yoo xam ne nii elles sont mortes silencieusement loolu jaadu. À qui la responsabilité? Nous sommes tous responsables d'une manière ou l'autre nous sommes tous coupables nañ ko nangu ndax dëkk bi tey li fi nekk ci ay par exemple structure privée sanitaire kenn xamu nu mu toll waaye kenn xamu ko nag ku la wax ne xam naa exactement ñaata service privé sanitaire moo nekk ci dëkk bi waxu la lu wér. Le maire de Touba il ne le sait pas sous-préfet xamu ko préfet xamu ko gouverneur xamu ko ministre de la santé sax xamul ñaata
structure privée ñoo fi nekk ak ni ñuy duggee ci dëkk bi nag ak ni ñuy duggee ci dëkk bi suñu demee ba district sanitaire bi un médecin du district sanitaire bëgg a affecté ay infirmier ci ay poste de santé ñu taxaw bañ lànk bañ a dem te mujjul fenn mais c'est un problème et on n'en parle pas. Le médecin district bi taxaw na fii bëgg a fee jële ay médecin ay infirmier ñu taxaw lànk te mujjul fenn ngeen bëgg nag léegi lan lu ñu bëgg léegi ginnaaw par exemple li nga xam ne mooy structure privée yi sax mënuñu leen a contrôler mais structure publique yi mais est-ce que structure publique yi mais lii dafa jaatuwul ba kañ damaa jàpp ne il est temps que nag vraiment situation yi ñu régler ko parce que bu dëkk bu toll nii ñu bàyyi nit ñi ñuy faatoo te kenn waxu ci benn baat kooku ça pose problème donc nous sommes tous coupables nous sommes tous concernés tous coupables ñun ñëpp dañ ci am responsabilité ci li xew nii chacun a sa responsabilité man responsabilité bi ma ci am nag mooy dénonciation ba ma ko yàggee def ak léegi nag yàgg na waaye amul saafara lii ñuy dem li ma jàpp mooy ñi ngi koy wax nii mais man dafa ñu am saafara ñii nag dañoo nekk ñoo xam ne nii xëy na am nañ fit am nañu taxawaay yéene nañ seen doom ji li ko dal bañ a dal yeneen doom parce que soxna Fatma mii kat ku amoon ab taxawaay la ku jàppoon ak njàmbur la man na xawuma ko woon waaye li ma dégg ci moom lay wax xawuma ko woon musuma ko gis waaye ku amoon ab taxawaay ci liggéey la ku jàppoon ak njàmburam la ku nekkoon ci li mu war a nekk la coow lii am ci moom nag c'est parce que soxna Fatma la mais ñaata soxna Fatma Diagne ñoo faatu ci dëkk bi silencieusement seen i jëkkër jël leen yóbbu leen rob leen kooku c'est un problème structure sanitaire bi ñuy wax itam ne fi la faatoo fan la nekk ndax ci Touba la bokk ndax bokkut ci Touba ndax am na autorisation ndax yeneen yi fi nekk itam am nañ autorisation ku leen koy jox ndax structure sanitaire yi nekk ci dëkk bi itam suñ ñëwee war a nekk Touba ndax danañ def demande yi ñu war a def ci district sanitaire bi pour mu autoriser leen ndax danañ ko def ministère de la santé pour mu autoriser leen ndax mairie Touba xam ne leen ñoom ñëpp loolu moom xam naa ne amul mairie Touba moom ñi fi nekk ñëpp di yëngatu ci santé moom xamu leen ñoom ñëpp moom pour lan ngeen ne nag yu mel nii du am yi mel nii suñ ci taxawaay bii nga xam ne moom la njabootu soxna Fatma mii taxaw day continuer am tey ci soxna Fatma la daal su ëllëgee ci jabar keneen lay daal suñ ko yaasu billah kon nag taxawaay bii nga xam ne ñoom moom lañ taxaw ñoo ngi leen ci sant di leen ci gërëm waaye nag mu bañ a nekk rek taxawaay boo xam ne dañ koy wax nii rek su ëllëgee su bëree benn soxna Jaañ am maa ngi leen di jégalu bu baax di leen ziare yàlla mi am jàmm yàlla noonu yàlla boole defal jàmm ci barke Xaadimal Mustafa